mbégte toujours def émission ak yéen parce que it ngeen ko waxee ci ñun la nekkee ci yéen mooy taxawaay bi en tant que journaliste parce que métier bu am solo la pour que sénégalais di am la bonne information. waaw dañuy tàmbalee Ousmane yow yaa ngi fekk baax Casamance gis nga li fa xew Casamance ñu boom fukki nit ak ñett armée bi intervenir ci foofu ñuy wax ne am na ñu ci jot a jàpp ci wàllu enquête bi gis coowul MFDC tamit di ci wax ak cadre Casamance yi loolu yëpp boo ko doon jàngat. waaw di dooree di naqaru li xew Casamance di ko joytu ci li fa xew ci ay bakkan yu farot muy lu tiis a tiis ci réew mi ndax dañoo commencé woon tàmm akal mi dinaa dellu si baat boobu lu am solo la mooy dal gi waaye dama naan toujours benn bakkan bu rot rek dafa mel ni àdduna yëpp a rot rawatina nag su dee ay ndaw yoo xam ne dañoo nekkoon ci seen digg doole doon yaakaar ci lépp ci seeni famille ci seen réew ci seen askan waaye yaakaar ci àdduna bi gannaaw loolu nag damay wax toujours ni il faut que ñun sénégalais ñu bañ a nekk ñoo xam ne rek ci émotion rek la ñuy réagir mooy dañuy toog ba dara am rek ñu jooytu ko ñaari fan ñetti fan et puis lépp dellu ni mu meloon bu ko defee loolu mën ñu dabaat ñu il faut ñuy jàng di analyser lan moo waral lii am ñu fexe ba loolu nag jóge fi pour lii bañ a amati parce que lu am rek am na lu ko waral mais dañuy seetaan ba dara am noonu la fi amee woon ci bateau le Joola noonu la fi amee woon barki démb ci Medina Gounass wala Bitenti wala yeneen nga xam ne suñu càggante day andi lu bëri. ndax nag aussi loo waxtaan am na ci yoo xam ne yi c'est inacceptable attaquer suñu armée di téye ay otages donte voilà kooku c'est inacceptable moo tax ci fan yi jamono ji ñuy wax aussi armée bi mu ngay def liggéey foofa ca Casamance pour que vraiment toutes les bandes armées soient mises en état voilà hors d'état de nuire. li ma ñaan samay mbokk ci Casamance ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg génn ci àll bi ku ci yoroon gànnaay na nga ko teg sans condition génn ñu bokk ndey bokk bàyyi parce que ñun ñëpp sénégalais lañ ñun ñëpp africain lañu gannaaw ga ngeen ànd ak suñu armée fépp fu nit miin nekkoon ngeen wane carte yi ñu génne mine yi génne ndël yi sauver population yi bu ñu nangooti ñu ne dañ koy régler par la voie militaire parce que kii tiire ak ki muy tiire ñoom ñëpp doomu Sénégal lañu ñun ñëpp benn lañu kon loolu muy appel boo xam ne maa ngi koy lancé parce que lu ma ñor a ñor la. ba tax ñun yàgg nañ di alerter nguur gi naan ko attention ci li xew Casamance muy li jëm ci àll bi mais muy li jëm aussi ci zircon bi ñu fay tudd. dem naa ba bind ci question écrite interpellé naa ci à l'Assemblée nationale le ministre ne ko ab zone boo xam ne zone bu sensible la nga xam ne lu suuxatoon problème bi bokk na ci suuf si ñu jàppoon ni dañ koo nangu ci loxo ñenn yóbbu ci loxo ñeneen dëgg la du dëgg mais jàpp loolu bokk na ci mu andi fitna boo xam ne lu ëpp 35 ans tey li ci rot ci bakkan kenn xamul nu mu toll. su ñu demee ba ñu ne accalmie am na nañuy gérer problème mu zone boobu dañ ko war a gérer avec beaucoup de prudence. mais ay nit toog fii Ndakaaru seen bureau taal seen climatiseur recevoir un investisseur bu ñëw yor ay maletam ñu signal ko ne ko demal daggal nañ la fële zircon daggal nañ la fële garab demal dagg lu la neex population yi fa nekk di ko joytu loolu defe naa lu ñu war a moytu la parce que yemul ci Casamance. noonu la amee ci fële au nord du pays mais gis nga bi coow li amee au nord du pays dañu deltu gannaaw fi nga demoon def reportage ci 10 000 hectares yi ñu joxe woon Dodel mais bi waa Dodel bañee dañoo dellu gannaaw. li tax yooyu su amee fu mel ni Casamance coowul zircon bi am ba tey ñëpp di ci génne ay communiqué ñii naan fitna dina fi juddu ñoom ñu ne forcé tey ñu exploité ko dinañ ko exploité ci doole kon jàmm lu ñuy tabax la. te ñu ngi laaj nag aussi le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko mu wax ñu lan mooy position ci mbiru Casamance parce que dégguñu ko attaqué nañ fi ay soldats tey fi ay soldats. lépp ci biir Casamance dégguñu ko nañu bëgg a dégg position am na leer nañ sénégalais yépp déggu ko. may wax nag ngeen may ma wax tuuti ci mbirum Casamance parce que bi ma duggee ci politique ba léegi. ñii ma jàmmaar lool kenn mësut a gis
acteur politique de jamono ñoom Lamine Gueye ba tey mosuñoo gis ku dugg ci politique ñu jël sa waaso wala sa région bi nga dëkk def ko argument politique di wër nit ñi naan ñii nii la ñu mel ñii nii la ñu mel. damay wax ni Casamance dafa xew ñun ñëpp la naqari ñeent fukki at a ngi nii jàmm amul guerre bàyyiwul ñun ñëpp la naqari te ñi ci gën a perte nag mooy waa Casamance ñoo ci njëkk a perte parce que mënuñu liggéey mënuñu defar économie mënuñu defar leneen ak leneen ñay jàmmaarloo Casamance ñoom ñëpp sénégalais lañu kiy tiire ak ki koy tiire ñoom ñëpp sénégalais lañu kon ñun dañoo teel a wax leeral ko ma bindoon ko ci sama téere waxaat ko ci campagne bi ni ñun dañu dul d'accord benn yoon mu am benn pàccloo bu ñuy defaat fii ci biir Sénégal. te man jàpp naa ni lii li mu wone mooy jusqu'au moment où on parle gouvernement Macky Sall amul plan de sortie définitif de crise parce que interpellé naa à l'Assemblée nationale ne leen gis nga crise su amee day am plan de sortie de crise dimension militaire am ci dimension sécuritaire am ci dimension économique am ci dimension sociale am ci mu nekk plan boo xam ne sax war nañ ko mën a présenter au niveau national toutes les composantes les religieux les chefs culturels la société civile l'État ñëpp ñu valider benn plan avec ñi mu concerné parce que sooy seetlu les langages yi ma mujjee dégg man daf ma rassuré ci benn fànn mooy président Macky Sall bi muy wax 31 décembre dafa ne nos compatriotes du MFDC nos compatriotes bi ma dellu sawaatee dégg kenn ci ñoom ñi jiite foofu di Salif Sadio di wax d'abord mi ngi wax ci li ñu gën a miin ñun ñëpp mooy ci olof la wax pour wax ak Sénégal yépp lu leer te loolu guléet la mais ci biir waxam sentiruma ni dafa doon wax comme ku dul sénégalais ça veut dire qu'il y a un rapprochement des positions mais il faut ñu am un plan de sortie de crise te man xam naa ni plan boobu tey amut parce que la stratégie du gouvernement mooy fexe ba xàjjale ñii nga dem yóbbu leen Italie Saint-Exupéry ne da ngay négocier ak ñoom ñee nga def neen ak ñoom ba pare di fa xëpp xaalis nag soo gisee dal bu bëri am ñi nekk ci àll bi dañuy ñenn ci ñoom bokk wala ñu ci bëri ci ñoom dañuy jot xaalis ba tey seen yenn problème yi ñu mun koo régler loolu nag du noonu la ñuy régler crise bu mel nii mais su amoon plan de sortie de crise ba nga xam ne ñëpp valider nañ ko lu mel ni su amee du remettre en question le processus de paix mooy même guerre su amee léeg-léeg guerre am entre guerre mondiale wala guerre entre des pays ñu dem ba signer accord de paix signer armistice mais da ngay jékki-jékki dégg des incidents ay accrochages à gauche mais ça ne remet pas en cause fondamentalement le processus parce que le processus est solide mais su dee processus solide même ay bandits yu for ay ngànnaay dem taxaw ci yoon bi arrêté ay nit boom leen dina remettre en cause tout le processus ñu dellu si waat ci fitna gi donc ñu koy ñaawlu di wax nag ni ñu ngi woo ñëpp parti yëpp nu seen Afrique li ñu am ci retard dafa bëri war nañoo tal leneen lu dul nekk fii di xeexanteeg di reyante nit ñi nañu ubbi seen bët ñun ñooy ndaare partout te micro état munul defar dara barki démb Soudan du Sud lu ne def na ko andi fi problème bu dul jeex ba ñu xëy ne jox nañ leen seen indépendance tey ñu ngay reyante entre ñoom Afrique dafa soxla plutôt une agrégation lu ñuy def bu ñu mënul am Afrique yëpp benn nañu am au moins des ensembles sous-régionaux yu dëgër zone CEDEAO par exemple mu doon zone bu dëgër mais daggati ay daggati état bi waaye tamit de l'autre côté état bi na gérer cette question-là avec beaucoup de responsabilité nañu instaurer la confiance mutuelle nañu instaurer la compréhension qui transcende les différences culturelles bu boobaa jàpp naa ne dinañu am benn paix définitive buy arranger Sénégal yépp parce que crise bi ñi ci njëkk a perte wala ñi ci gën a perte mooy waa Casamance ñoom seen bopp